mbokk yi jàngeen jëf dal leen jàmm xibaar li ci gën a fas ñi amagul permis de conduire nañu xam ni jot ci dina gën a jafe du yombati président Macky Sall moom moo ko xamle ci conseil des ministres mu yokk ci ne faw contrôle ci kaw tali bi di gën a jolli waaye tamit ñu yokk limu ñi di way takku der ya ngir ñu gën cee taxaw bu baax a baax ndax l'accident yi ëpp na jégg na dayoo. Seer Kebe nekkoon chambre 11 bu Rebeuss ñaar ñi fa ñàkk seeni bakkan ne lii de bettu ko benn yoon. Seer Kebe nag mi fa nekkoon ndax mbirum terrorisme ne bu ñu ubbee prison bu Sébikotane tamit dara du ko saafara. Beneen demande provisoire maanaam bay bu ndéggandiku ngir kii di Adama Gaye mi nekk tam ca prison ngir daal dañoo jàpp ne war maanul kii di njiiti réew mi ay avocat am ñoom ñoo dugal ni nu mel gannaaw ba ñu ko dégloo ci dossier bi ñu rejeté woon bàyyi bu ndéggandiku bi nga xam ne dañ ko fa déposé woon. gox yu nekk ci commune bu Gandiol yu ci mel ni Muyit Mbumbay ak Déggi Ndiaye ñoom dañoo wane seen naqar tey takku ne brassard rouge gannaaw bi ñu tabaxee beneen tali diggante Gandiol ak Potou dañoo gën a lakkatu la ñu wax te loolee day yokkal ay jafe-jafe ñàkkub karange waaye tamit di am ay problème ngir mën a génne li ñu béy wala li ñu napp. ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram jàppante yi amoon ni ki démb ci match bi doxoon diggante dëkkandoo bu Louga ak Ersan bu Thiès. dëkkandoo nag moom nañ ci jokkari baaraamu tuuma ONCAV da ko amande 300 000 maanaam juróom benn fukki junni koppar. ba tey ñaanu pàcc xibaar yi yoonu tool tour du web bonne santé gan gi Babacar Ndaw lay wuyoo ingénieur la moom moo jiite OMVG waxtaan ak Abdou Diouf ci lu jëm ci projet courant bu toll ci junni ak juróom-ñaari téeméeri kilomètre ñeel Sénégal Guinée Bissau ak Gambie. ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. koppa karange bu am ci tali bi ak l'accident ci nemmeeku ëpp na tey nag li ma waral ba ci conseil des ministres njiiti réew mi daal ne faw ñu gën a baral gën a mettil ni ñu joxe lii di permis de conduire yi waaye tamit ñu gën a dooleel contrôle yi ci kaw tali bi ba tey mu jàpp ne war na tam gën a xool bu baax a baax yokku li mu ñii daway takku derrière ñi yor karange ak défense ci tali yeeg autoroute yeeg fu ne ñu daal taxaw ci ba lii di l'accident yi jóge fii kon daal nañu xam ne loole président mu ngi ci xalaat bu baax a baax ba tey ci conseil des ministres boobee nag njiitu réew mi dafa jël sax dogal nommé ay nomination yu bëri waaye na la ci gën a ràññe mooy kii docteur Papa Abdoulaye Seck nekkoon ministre de l'agriculture léegi moom mooy ambassadeur bu Sénégal ca réewum Italie ak résidence foofee ca Rome. ak RFM kumba tàggoo nag yéen. ñi ngi ko doon wax ci bopp xibaar yi mbiru Adama Gaye beneen demande la ñu amal ngir bàyyi ndëgg ko ñeel kii di journaliste doon tamit consultant dañ ko déposé waat tey jilee gannaaw bañ ko dégloo ci dossier bi ndax bi njëkk bi mu déposé woon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut bi ñu weesu dañ ka jël tege nele waaye terewul daal ñu amalaat beneen demande ngir ñu bàyyi ndëggandiku maître Cheikh Ahmadou Ndiaye di kenn ci avocat wu Adama Gaye ci téléphone beeg Abdoulaye Diop. suñu client bi tudd Adama Gaye tey juge d'instruction bi woolu na ko ba mu ñëw déglu na ko enquête na ko laaj na ko ay laaj tontu na def nañu ñetti waxtu yoo xam ne yi ñu ngi woon ci bureau juge bi enquête bi jaar na yoon parce que avocat yëpp ñu nga fa woon avocat yi nga xam ne yi juróom-ñetti avocat yi nga xam ne yëpp constitué woon nañ pour moom ba pare juge bi aussi jël na temps laaj ko moom tam jël na temps donc li ñu ko laajoon li mu bind li nga xam ne lii moom moo ko bind assumé na ko dellu siwu ci ginnaaw benn yoon maanaam bind na ci ñi nga xam ne lii mooy gouvernance su pétrole bi critiqué na ñu ngi koy doxale loolu en tant que citoyen def na ko assumé na leneen li nga xam ne li nag dañ ko wax ne dañ ko jiiñ ñu mbiri saaga loolu nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg parce que moom du saaga kilifa la te du saaga kenn aussi du nangu kenn saaga donc loolu daal ci enquête bi tey noonu la dox léegi nag am na ci beneen pàcc boo xam ne bii gis na partout ñuy wax ne demande liberté provisoire bi dañ ko rejeté waaye dama bëgg a xamal nit ñi Sénégalais yi demande liberté provisoire boobu ñu rejeté mooy keroog bi nga ko waroon a entendre maanaam le 29 ñoo gis ne mbir moomu daal mujjul ant te juge d'instruction bi newoon na daal jour boobu du ko antaat gannaaw nag ñun joxuñu woon benn raison bu tax ñu comprendre report boobu te bindoon nañu benn demande de liberté provisoire boo xam ñu ko déglu woon ba pare ñu def dañ koy déposer comme ni ñu koy defee tout le temps moo tax ñun ñu ne nañ ko déposer tamit comme bind nañ ko déposer moom moo doon dox ba yegg si tey juge bi jël décision rejeté ko mais tey nag moo tax ñu ko dégloo ba pare ñuy ñëwaat bindaat beneen demande de liberté provisoire bu bees ñu déposé ko
des ba tey ci wàllu justice Saër Kébé moom mi nekkoon ca chambre 11 bu prison bu Rebeuss ne ñaar ñi fa ñàkk seen i bakkan loole bettu ko benn yoon xamoon na ko baax a baax ndax xam na li fa ne nekkoon na fa gannaaw bañ ko fa tëjee ràpp ci wàllu terrorisme moom dafa jàpp ne bu ñu ubbee prison bi di Sébikotane tamit loolee du indi benn saafara ndax problème bi dafa gën a xóot ñu déglu ko ba mu tase kii di Abdourahmane Diallo. ginnaaw bu mu defee ñeenti at ci prison Saër Kébé jaaroon na sax chambre 11 bu Rebeuss di néeg bi nga xam ne ñaari prisonniers fa la ñu ñàkkee seeni bakkan ci fan yu ñu génn nii. képp ki nga xam ne jaar nga prison surtout bu Rebeuss soo déggee situation yi du la bett Rebeuss presque man def naa fa 13 mois chambre 11 boobu def naa fa 15 jours lu ma gën a marqué si prison bu Rebeuss si chambre 11 presque muy souvenir yoo xam ne du ma ko fàtte chambre bu xat vraiment ñu dajale fa ay xale bu déggi suñu war a tëdd presque détenu ñëppay tiit man presque mun naa ne def naa fa 5 jours yoo xam ne soit damay taxaw wala ma toog vétusté bâtiment yi presque bâtiment yi dafa parfois da nga daan tëdd ba guddi gis ay morceaux yi di daanu sa kaw man ba ma déggee même dama foogoon ne bâtiment bi moo rës loolu laa gënoon imaginer parce que tellement que bâtiment yi dañu ancien. ndaw mi nga xam ne nag dañ ko joxoon ñun baaramu tuuma ci lu jëm ci wàllum terrorisme tey jii bàyyi nañ ko muy yokk di xamle ni ubbi prison Sébikotane loolu du tax Rebeuss féex. même prison Sébikotane bi ñuy wax sax même suñ ko ubbee yaakaaruma mu nekk solution parce que du loolu mooy mun a régler problème bi am Rebeuss. au-delà de Sébikotane bi xoolaat mandat dépôt yi ñu ngi koy délivrer presque soo xoolee foofu su amee 10 yuy génn presque chaque jour dina am presque 80 yoo xam ne ñooy dugg presque loolu soo ko enseigné si mois bi rek prison bi day fees. ginnaaw nag bi ñu ko bàyyee moom Saër mu ngi yeggali ay kuuram ci jamono ji sax mu ngi waajal examen baccalauréat yi nga xam ne le 8 octobre yu ñu jëm ni la koy amal. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo ban taxawaay la ñu war a am ngir diggante way takku der yak askan wi doon diggante boo xam ne dara du ci ñagas réseau ouest africain bu taxaw ngir éducation ak jàmm mu ngi ci liggéey foofu ca banlieue bu Ndakaaru waneef la ñu koy wax boole na ñaari parti yooyu maanaam way takku der yak askan wi ngir ñu waxtaan xool yan yoon la ñu war a jël ngir commissariat yeeg gendarmerie daal doon bërëb yoo xam ne tamit ñi fay nekk dañu nekk ci ay anam yu baax tey laa moon foofee ca banlieue bu Ndakaaru ci teewaayu Ndongo Ka. akub seetlu ci salle bi ni amalee ndaje mi tax nag ñu mën a nemmeeku ab beru jëm ci alkaati yi ak tamit ñi ñuy woowee civil yi ñoom homme de tenue ci génn ko wet civil yi ca geneen ga ca des lu nu mel nag projet bu police de proximité bëgg a taxaw ngir jële ko fii Alfred Gomis mooy coordonnateur bu WANEP fii ci Sénégal. toujours nit ñaa ngi wax ni insécurité mais lu ñuy mujj a wax population bi dañoo war a collaborer ak force de sécurité yi mais jamais mosoo dégg ñu ni mécanisme yii la ñuy collaborer mais vous trouverez ces mécanismes ci biir cadre police de proximité. Cette doctrine qui met en avant la collaboration d'ailleurs une certaine démocratisation de l'œuvre sécuritaire bu nit ñi demee ci commissariat yi wala ci brigade yi toujours nit ñi wax ni ni ñu leen di dalale am na loo xam ne nii neexu leen ci. kii di point focal bu WANEP ci commune bu Tivaouane Diacksao di teg baaraam ci geneenuk jafe-jafe Lassana Traoré. boole bi ñaari mbir la mën nga boole te kenn du xam ne yow yaa boole léegi ak numéro vert yi mais beneen boole bi moom mooy nga waaxul sa tànk dem ba ci foofu ba ñu xàmmee la ne yow yaa ñëw boole diw baaxul ci kaaraange askan wi. gannaaw ba nu waxee ni yëf yi war a demee ak ku nekk la la naqari commissaire Idrissa Thiandoum di indi ay leeral. ñaata waxtaan ak ku si nekk xam sa morom ban tànk la taxawee la. parce que alkaati bi aussi waroo jàpp ne da nga nekk ci kaw doomi aadama yi déedéet da nga nekk benn interface boo xam ne nit ki dafay ñëw soxla si yow nga gindi ko parce que ñun mosuñu nit dénoncé ba ñu xam ne kii moo dénoncé. lii di phase pilote pour projet de police de proximité ñu amal ko ci commune bu Pikine Ouest Tivaouane Diacksao Thiaroye Gare ak ca Kër Massar Ndongo Ka Pikine RFM. Ndongo Ka ca Kër Massar boobee juróom-ñeenti waxtu moo fa fegg juróom-ñeenti simili. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Seydou Nourou Ba. tali bu bees bu ñu tabax diggante Gandiol ak Potou waral ba gox yu nekk ci boobule commune ñoom dañu mel ba futtu nee nañu tali boobu dafa waral ba ñoom dañoo gën a làqatu ci jamono jile yu ci mel ni Muyit Mbumbaay ak Déggu Njaay askan wi foofee nag dañoo jàpp ne lii boo amee da leen di indil ñàkkub kaaraange waaye tamit li ñuy bay wala ñu napp
ngir ñu jëlee ko fa dafay métti ci ñoom lool tey la ñu war a seen naqar takkee brassard rouge Mohamed Nabi Silla. tali bu bees bi nguur gi taxawal ci diggante Potou ak Gandiol doon lu indi gàllankoor ci askan wi yeewoo ci Muyit Mbumbaay ak Teegu Ñay li ko waral dëkk yooyu dafa làqu suñ ko méngalee ak tali bu ñuul bi ñu tabax. Abou Gueye ak Maguette Diop indi ci yi seede. da ngay obligé jël ay clando di génn ba ci sortie dëkk bi pour jël oto pour des raisons de sécurité aussi loolu daf ci graaw ndaxte tey ku ne xamante tey insécurité ni mu mel ci Sénégal alors que tali bi ci àll bi amul lu ñu njëriñ mais tali bu jaar ci biir dëkk ñun moo ñu amal njëriñ. tali bi lu muy yàqal mooy léegi da ngay dugg oto boobu nii la ci kaw tali bi laay wàcc taxaw kaw tali bi fa mu leen laay taxaw yaakaar na doomu adama sa dëkku fa te loolu lekk suñu sécurité foo bu ñu sañoon dañu am yoon woo xam ne dañuy indi fii même oto yi sagara yi fi daan daw sax nangatuñu wàcc fii suñu dëkkuwaay fi mu toll dafa gën metti ak nanu nekk woon manifester ak morceau yu xonq gu CODIC di collectif pour la défense des intérêts de Gandiol indi tegtal ci jafe-jafe yi aju ci génne li ñu bay wala li ñu napp ci bërëb bi lee. mbay bi aussi waxaale wuñ ko ndaxte léegi bu ñu bayee ba pare pour ñu génne ko c'est tout un problème tali bi daal bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax mooy que ne tali bi jaar ci ginnaaw ay problème kese la ñu jural loolu nag ñoo ngi interpeller son excellence monsieur le président Macky Sall. Maguette Diop di coordonnateur bu CODIC sax yokk ci jafe-jafe ndox gannaaw jéego yoo xam ni SONES jot na ko def ci bërëb bi lee. ci wàllu ndox bi nga xamante ne tey gis nañu Gandiol am na benn amélioration bu ndaw doyul ndaxte gis nañu ay dëkk yu nga xamante ni ba léegi problème ndox ba aussi dafa causé lu ko mel ni Ngiling Mbaaw lu ko mel ni Génge ak yeneen dëkk ñu ñëw fa ici fi nga xamante ni ndox bi yeggu fa ñu jéem ko fa yeggale. askan wi yeewoo ci Gandiol rawatina ci Mbumbaay Teegu Ñay ak Muyit di artu nguur gi ngir ñu wàccoo ak déggoo bi doxoon seen diggante ak askan wi ca ba ñuy taxawal tali bile RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. ñeneen ñu wane seen nakar muy syndicat boobu enseignant libre ñu koy wax SNEL ñoom nee nañu ana lu waral ñuy neenal certificat d'études élémentaires li ko waral mooy dañoo jàpp ne duñ joxaat njàngum élémentaire benn valeur te loolu bu amee day gën a encouragé élèves yi ci ñàkk jàng ndax duñu am benn niveau ki yor seeni jokkoo foofu ca SNEL section Thiès Modou Thiam ci téléphone beeku Mar Mbaw. d'abord dañ ci am naqar ak njàqare ndaxte ku ne xam na ne xale bi duggee école jàng juróom benn at lépp loo xam mooy moom la bëgg mooy am diplôme bu njëkk muy CFEE kon bu ñu xëyee dégg organisation bu toll ni ko ci def ñu ne dañ ko bëgg a supprimer loolu dañuy jàpp ne luy rey école la dañuy jàpp ni luy tuuti jàngalekat bi nga xam moo nekk ci dugg doom bi lay doon dañuy jàpp ne également dafay transformer école yi comme genre jardin d'enfants rek maa xale bi day jàng te amul dara lu koy xaar amul benn diplôme boo xam mooy à la fin de son cycle mooy wane ne am na benn diplôme boo xam ne jaar na école primaire moo doon lu ñuy naqarlu ñuy demander son excellence monsieur le président de la République à travers son ministre de l'éducation mesure bu mel noonu mesure bu impopulaire ek bu ñu sax xalaat ne dañ ko jàllale au Sénégal parce que duñu ko seetaan parent d'élève en tant que parent d'élève duñu ko seetaan en tant que enseignant duñu ko seetaan en tant que également jàngalekat duñu ko seetaan et vraiment c'est trahir même les enseignants mais c'est trahir également l'élève parce que après 6 ans de scolarité élève bi génn itam yëpp bëgg-bëggam yëpp mooy décorer son premier partenaire muy certificat de élémentaire. santé de la reproduction maanaam ndaw ñi am na fu ñu toll ci seen yaat foog ñu xamal leen yenn yi rawatina sax ci biir daara yi moom la acteur communautaire département bu Pikine bëgg dañoo jàpp ne ñi nekk ci daara yi war nañ leen a gën a ñaax ba ñu xam bu baax a baax yenn yi ñu bañ rek wax ne waruñu ko waxtaanee ndaw ñekk ñeneen ñoom ñoo ci yem dañ leen nag woo ñu gën a fréquenté dem di jokkoo foofu ca centre conseil ado ngir am xibaar yu baax ci seen wér-gu-yaram Moussa Gano moom mooy secrétaire général mouvement des jeunes jëm ci promotion santé ci micro beeg ndongo ka malheureusement suñ société bi moo demee noonu tabou bi am na fi xale yi duñu am information bi ci seen parents yi déjà maternité bi buñ fa demee nekkul uniquement pour ëmb wala dañoo am ay rapport sexuel ak yooyu noonu parfois seen règle yi buy ñëw seen biir bi day metti parfois règle day tardé parfois dañu am infection yooyu yëpp dina tax ñoom ñu war a dem foofu noonu mais malheureusement suñu société sénégalaise dañuy xaw a xoolee benn bët bi ñooñu noonu moo tax espace conseil ado yi da ciy baax espace conseil ado boo xam ne am na conseil am na lépp day permettre ku fa dem duñu xam lan moo ko fa yóbbu exactement njàngale santé de la reproduction moom mu ngi ci école yi c'est une très bonne chose donc ça permet jeunes yi fa nekk au moins ñu am aperçu ci li nga xam ne mooy santé de la reproduction parce que suñu mot d'ordre mooy abstinence téye sa bopp donc téye sa bopp képp ku ñuy waxtaan maintenant pour daara yi aussi da permettre ñu mën a éviter infection yi ñu mën a éviter yenn gàllankoor yi nga xam ne moo nekk ci wàllu woowu. programme microfinance islamique ak bëray lënt bañ ko sampe ak léegi
bokk na ci ñàkk méngoo ak système informatique du dem benn yoon ci ay institutions financières yoo xam ne partenaire lañu te ci jamono jile faw ñu génne lu toll ci 4 milliards ci suñuy koppar ngir fexe ba indi ci ay safara di promise di programme boo xam ne ki ko jiite am na tey at di Yaay Fatou Diagne Ibrahima Diame. microfinance islamique tàmbalikoon di lalay banqaasam fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci coordonnatrice bi yore programme bile li di cadre juridique bi déjà am na waaye tamit canaux de distribution yeeg guichet yi ñoo ngi koy installé waaye nag am na ay obstacle yu nga xamante ni ñoo ngi koy jànkonteel ndax lii di système informatisé bi bokkut ak système informatique bi nekk ci banque partenaire am yi. Yaay Fatou Diagne moom mooy coordonnatrice du programme de la microfinance islamique au Sénégal. benn atelier d'état des lieux ak PAMECAS population sénégalaise ñu ngi comprendre xam nañu bëgg nañu microfinance islamique mais ñoom li leen doon yéexal ci seen démarche rek li ñu gis mooy système informatisé de gestion bi parce que bi fi nekk bu classique bi compatible ak bu microfinance islamique donc ñun au niveau du Promise nous avons un budget de près de 4 milliards pour l'acquisition de ce système informatisé de gestion donc ñun on va accompagner les établissements de microfinance pour que ñu acquérir système informatisé de gestion yi ñu mën a ubbi les guichets. bokk na ci établissement financier yi nga xamante ni ñoom ñooy partenaire u Promise di PAMECAS biñ ne tàmbali na déjà di financer comme ni microfinance islamique di koy defee waaye nag coordonnatrice bi lee xamal ñu ne programme bi lee jógul pour financer waaye day accompagner ñii di institution financières yi teg ci tamit tàggat clients yi ci biir tournée nationale de sensibilisation ñaax askan wi waxtaan ak ñoom ci lan mooy microfinance islamique la ñu nekk ni le ginnaaw Kaffrine délégation bi daal dinay ñëw Kaolack amal fii CRD bu nga xam ne adjoint au gouverneur moo ko présidé Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dañu wutali Toubacouta ci région bu Fatick foofe nag am nañ yaakaar ne du yàgg ñu am hélicoptère ngir dimbali ñii di touristes yi foofe buñ fa ñëwee. ñu koy jëfandikoo dina kay kàddu yu duppee ci ministre tourisme ak transport aérien tey mu ngi woon ca visite foofu ca Toubacouta Aminata Goudiaby. Fatick nag li mu am ci potentiel touristique am na solo loolu waaye nag dafa mel ni nit ñu bëri xamuñu loolu ministre bi nga xam ne nag moom moo yor wàllu tourisme gi ak itam transport aérien dafa taxaw temm ngir rek def promotion destination Sine Saloum mu jàpp ne faaw ñu tabax fa li nga xam ne moom la ñuy wax héliport foofee ca Toubacouta. fan yii di ñëw war nañu dalal benn avion bu mag a mag bu bees boo xam ne tuddee ko Airbus A330 néew boole ci également sunu aéroport régionaux yi ñu war a tabax ñu war ci tabax lu ëpp juróom-ñett moo tax incha allah bu ñu jógee fii naa proposé président Macky Sall ñu taxawal fii ci Toubacouta benn bërëb boo xam ne ay hélicoptère nañ fi mën a wàcc ku jege Dakar war a def 200 kilomètres ñëw ba fii ci Toubacouta su ko neexee mën na jël hélicoptère yi wàcc fii ci Toubacouta. ci ab tournée bu mu doon def ci biir arrondissement bu Toubacouta nag moom ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu tourisme daje nag ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu woowu doléance yu bëri nag wax nañ ko bi nga xam ne moom lañ ci gën a wax moo di aménagement wu yenn sites yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci région bi mu ni nag dana ci indi ay saafara. maanaam ñu taxawal benn mbootaay boo xam ne ñu tuddee ko comité régional de promotion touristique moo ñuy xel di xelal comité régional boobu mooy gën a jege bërëb yi mooy gën a jege site touristique yi. moom Alioune Sarr nag def promotion destination Sénégal ci jëmmi boppam la bëgg ba tax mu ne faaw ñu liggéey ak xarala yu bees yi ndaxte daf ci am ay bërëb yu mel ne réserve Fatala nga xam ne site touristique bu am solo la dafa jot nit ñi xam ko. waaye li ñu wane fii tey bu fekkee fësal nañ ko ci site internet si day tax Sénégal képp ku bëgg a def visite yu mel nii dem gis ay gaynde mbaa dem gis ay antelope mbaa gis jur yoo xam ne Afrique du Sud nga koy gis nga mën a ñëw fii ci réew mi. moom nag mu ne daañu xaatim ab convention ci diggante ministère du tourisme ministère de la culture et de l'environnement ngir rek ñu mën a def promotion tourisme local bi Aminata Goudiaby Fatick RFM. beneen convention bu ñu xaati muy lëkkaloo diggante Sénégal ak Espagne ambassadeur bu Espagne nag fii ci Sénégal nee na am na dispositif boo xam ne ñu ngi ciy taxaw ngir fexe ba ay doomu Sénégal ñu leen di yóbbu fa ca Espagne jëm ci production agricole moom nag di Alberto Virela jàpp ndoole war naa mën a am te ñu ci liggéey bu baax a baax. moom mii nag di ambassadeur bu Espagne fii ci Sénégal mu ngi ci jokko beeg Papa Balla Gueye. C'est très important aussi parler des voies. am na njëriñ loolu ñu daal di wax ci li nga xamante ne moom mooy mbirum immigration bi ndax dafa war a jaar ci li nga xamante ne moom mooy ay voies régulières maanaam lépp jaar ci yoon mu doon nag mbir moo xamante ne ba tey mu ngi des waaye nag jamono ji mënuñoo dem daal di dakkal li nga xamante ne mooy lu ni mel waaye nag Sénégal ak Espagne ñu ngi jéem a liggéey ngir fexe ba lépp li nga xamante ne mooy immigration te doomu Sénégal yi di ko def moo xam ne day jaar nag ci yoon wi gën a mucc ayib avant 2010 boobee nga xam ne nag
nag mbirum embauchement bi dafa nekkoon loo xamante ne yombal na ci Sénégalais yi waaye nag ak crise bi dafa xawoon a indi chômage mu doon nag mbirum crise boo xamante ne gannaaw ba ñu ko jàllee am nañu njort ne dinañ am politique boo xamante ne bu mucc ayib lay doon ndax jamono ji ñi nga xamante ne ñooy baykat yeeg yu ni mel daanaka seen lim dafa wàññeeku loolu mu indi jafe-jafe foofee ci Espagne amal nañ nag projet boo xamante ne nag dinañu ko daal di amal nga xam ne sax door nañu ko jamono ji ci diggante weeru juillet ba ci octobre bi am ci ñoo xamante ne jot nañoo daal di dem foofee ca bitim réew ca Espagne loolee nag mu doon loo xamante ni dinañ koy def lépp rek ngir fexe ba doomu Sénégal yi di mën a dem ca Espagne waaye nag mu doon loo xam ne temporairement lay doon waaye nag ak ci yenn waxtu yoo xam ne dañu koy daal di amal loolee nag ñu ngi ciy xool bu baax a baax ci bu fekkee projet bi réussir na ñu xool naka la ñu koy wéyalee. RFM Sport. Fama Dione asalaamaaleykum. waaleykum salaam Seydou Nourou Ba. dañ koy tàmbaleeg tàggat yaram ak football. ginnaaw xeexoo yi amoon démb te match bi doxoon diggante dëkkandoo bu Louga ak R100 bu Thiès ONCAV ba nag jël na ay daan teg ko ci kaw dëkkandoo équipe ba nag alamaan nañ ko juróom-benn fukki junni di 300 000 ak ñaari at yoo xamante ni sursis lay def lay nekk maanaam bu ci defee lenn rek dañu koy àcc dootul football yi. équipe nationale bu Sénégal boo sàgganee dina daal laale ak équipe bu Brésil ci ab match xarito ci weeru octobre gi ñu jëm xibaar bi nag suñu naataangoo yu quotidien sportif bi di record ñoo ñu ko jox nee nañ nag waxtaan yi jamono ji ma ngay am bu match bi taxawee nag daañu ko amal ci fukki fan ak juróom yu njëkk yu weeru octobre gi di ñëw wax ci tour préliminaire éliminatoire coupe du monde 2022 Burundi ak Tanzanie dañu mbiccoog mbalo ku nekk dugal benn bal ñu jàpp leen ni nag FIFA nee na dina teg match yi nga xamante ni day am ci zone Afrique ci qualification yu mondial woowule di am ci atum 2022 match ba daañu ko teg ci seen site bi di fifa.com ak ci seen chaîne YouTube. Paul Pogba jamono ji nag dafa am ab gaañu tànk ba moo rëkk tànk te ndeyjoor wa fukki fan nag du ko football ginnaaw bu ñu waxtaanee ak staff médical bu équipe bu France ñoom nag dañu ne nañu ko bàyyi ci clubam bi di Manchester mu mun faa faju tànkam woowule. dem ci Angleterre foofee nag joueurs yi nga xamante ni ñoo nekk ay professionnels ñoo booloo ni benn say ngir taxaw xeex wàllum racisme ñoom nag bëgg ñi nga xamante ni ñooy nekk ci réseaux sociaux yi di njiit ya daal di ci sóob seen yoxo ñoom nag daje nañu ak waa Twitter Facebook ak Instagram ginnaaw benn bëccëg boo xamante ni dañu ko boycotté liñ ci sàkku mooy ñu fexe ba racisme daal di dakk foofule ci Angleterre. Mbiccoog Mballo mooy temboode ah. ñu waxtaanee basket foo coupe du monde foofee ca Chine ci jamono jile. foofu nag jàpp leen ni ab changement indi nañ ko ci règle compétition bi ci ñaareelu tour bi équipe yi nga xamante ni ñoo qualifié ci 8e de finale yi dootuñu jouer benn match ngir dem quart de finale léegi Seydou ñaari match la ñuy jouer mu doon lu xaw a compliqué waaye nag ngir am ci lu leer dañuy teewlu suñu ndaw la fa di Soda Thiam. gannaaw match de poule yi nga xamante ni dina jeex ni ki jeudi gi ak ñetteelu bëccëgu poule E F G ak H fukki équipe ak juróom-benn yi nga xamante ni ñoom ñoo qualifié ci 8e de finale yi dañ leen di daal di wasaare ci ñeenti poule yoo xamante ni ñeenti équipe lay def groupe I ñaari équipe yi nga xam ne ñoom ñooy jiitu ci poule A ak ñaar ñi jiitu ci poule B ñoo fay nekk ci groupe J ñaari équipe yi nga xam ne ñoo jiitu ci poule C ak ñaar ñi jiitu ci poule D ci groupe K ñaari équipe yi nga xam ne ñoom ñooy jiitu ci poule E ak ñaar ñi jiitu ci poule F ci groupe L bi nag ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ci poule G bi ak ñaar ñi jiitu ci poule H bi équipe bu ci nekk dina jouer ñaari match waaye nag du laale benn yoon équipe bi nga xamante ni daje woon nag moom ci phase de groupe bi ñu yokk ci ne bu ñu jugee ci googule phase nag ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñooy jiitu ci groupe bu nekk ñoom ñooy qualifié ci quart de finale yi yeneen ñaari équipe yi nag dañ leen di daal di éliminer daal di leen di classé lu ko dalee juróom-ñeenteel ba ci fukk ak juróom-benneelu place bi bu ñu sukkandikoo ci règle officielle bu basket bi
bi ñu xamal ñu ne itam résultat yi nga xamante ni équipe yooyu yépp amoon nañ ko ci premier tour bi dañ koy indaale bu ñuy ñëw ci deuxième phase de groupe bi. lu jëm ci match de classement bu 17e ba ci 32e place bi foofu itam fukk ak juróom-benn équipe yi nga xamante ni ñoom nañu éliminé woon ci premier tour bi ñoom it dañ leen daal di wasaare ci ñeenti poule ku ci nekk itam foofu di nga jouer ñaari jongante waaye doo dajeek équipe bi nga xamante ni laale woon nga ak moom ci premier tour bi ñu nga xamal ni équipe yépp seen résultat wu premier tour dañ koy indaale ci deuxième phase bi. gannaaw jongante yooyu ñeenti équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ci poule yi ñoom nañuy classé 17e ba ci 20e place bi équipe yi classé 2e ñoom ñooy nekk ci 21e ba ci 24e place bi équipe yi classé 3e nekk ci 25e ba ci 28e place bi équipe yi classé 4e nekk ci 29e ba ci 32e place bi. jongante deuxième phase yooyu nag dina tàmbali niki aljuma. Soda Thiam, Chine, Dongguan, Radio Futur Média. jërëjëf Sodo wax ci programme match yi am niki ëllëg Canada dina dalal Sénégal bu 7h30 jotee République dominicaine di dalal réewum France États-Unis Japon lay am. Sénégal nag nee na noppi na ngir def match wu rafet diggam ak Canada ginnaaw match wi nga xamante ni dox nañu ko seen digg ak Australie Seydou Nourou. ñu waxtaanee beneen sport di handball. handball ak ki nga xamante ni moo di tàggat gaynde yi di Frédéric Boujan mi génn tey liste joueuses yi nga xamante ni ñooy bokk ci tournoi qualificatif yu Jeux olympiques yi ñu gis nag dellu si capitaine nu gaynde yi di Dougou Camara nga xamante ni dafa raté woon kan bu mujj bi ba amoon na ca Brazzaville. manager Lions yi nag nee na li mu bëgg mooy miser ci expérience bi ngir décrocher ab qualification ci Jeux olympiques yi dañuy teew lay kàddoom. Voilà, on a une compétition à jouer sur 4 jours. ñetti jongante la ñu am ci diir ñeenti fan dinañu booloo ñàkkante ko xool li ñuy am xam nañ ne du yomb waaye bu ñu basé woo ci expérience bi ñu joueurs yi am rek foog naa du méttee noonu yàlla baax na dinañ ci jublu xool lu ñu am rek ñu jël. Il y a plusieurs compétitions maintenant ensemble de manière à pouvoir uniquement sur 2-3 jours faire des réglages. kaddu Frédéric Boujan yooyu lee ki nga xamante ni moo di Omar Mbow moo ko tekki waaye nag jàppale ni tournoi qualification olympique boobule dina am fii ci stade Dakar Arena ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru satumbar gi ñu nekk jeexalee wàllum natation fanweeru ñaareelu édition traversée Dakar Gorée daañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru satumbar gi ñu nekk inscription yi nag tàmbali nañu ko docteur Lamine Ndoye ñu nag kaaraange gi daañu ko renforcé ci édition bi le secrétaire général bu fédération sénégalaise natation ki ko teewlay kàddoom di Mamadou Oumar Ba. ren dañuy ñëwaat ak yeneen doole pour gën a yokk kaaraange bi pour ñiy def traversée bi ñu daal di ko def ci jàmm ak salaam ci sécurité bu mat donc maanaam daal loolu la ñu indi encore di ko yokk comme li ñu ci defoon daaw ñu def ren tamit lu gën a maanaam yamambaay lu gën a rëy loolu pour que ñu mën a am course ba nga xam ne dinañ ko def ci traversée bi ak sécurité bu wóor daanaka ñu daan liggéeyal ñi ngi liggéey ak ñoom yokk nañu seen loxo ci affaire sécurité bi ñu nit suñu côté tamit ñu ngi liggéey fédération bi pour augmenter lépp li nga xam ne dafa jëm ci sécurité maanaam balisage bi ak gaal yi nga xam ne dinañ ko def pour mën a aar kii bi parce que course bi mënul dem te sécurité bi àndu ci ndax moo jiitu. kaddu yu docteur Lamine Ndoye yooyu la nekk secrétaire général fédération sénégalaise natation mu tëj ci xibaaru tàggat yaram yi. waxtaan nañ fi football natation basket handball yow ci ban nga yëngu. natation. Fama jaajëf. xibaaru internet ci RFM. dañ ci ànd ak Mamadou Marba. dalee nag jàmm ci xibaar yi ñeel internet gi audition bu taskatu xibaar bii di Adama Gaye ci kanamu doyen des juges moom ci li mu ànd mooy teesu piratage compte Facebook am suñu sukkandikoo ci dakaractu.com bi xam leen ni activiste bi moom yëgul woon benn yoon yenn ci ay bind yu ñu def ci mur Facebook am donte ni sax nangu na ni moo def yeneen publication yi ci boobu les réseaux sociaux moom mi la daal di wax doyen des juges bi ne yëgul benn yoon bépp bind bu ñu ko won te boo xamante ni nasaraan ga ñu ca làkk sax jubul suñu sukkandikoo ci igfm.sn waaye laata loolu sàkkutee fu bàyyi nëgandik booy avocat am dugaloon loolee juge bi da koo dàkk waaye leeral.net daal di xamle ni ay avocat am daal di nañu dugal beneen bàyyëpp nëgandiku niki tey jii ci xëtu emedia.sn ab xew-xew bu yéeme moo fa am mi ngi xewee ci deux voies liberté 6 yi rawatina ca rond-point JVC suñu sukkandikoo ci site bi benn dawal ko oto moo fa naroon faat benn policier ginnaaw ba nga xamante ni policier bi daal di na koy arrêté pour mu taxaw conducteur bi
bi daal di bañ si noonee la daal di fiir kii di takk der bi suñu sukkandikoo ci xibaar yi eMédia jot ab yamba bu takku nag fekk nañ ko ci boobule oto ak li nga xamante ni moo di fetal policier bi nga xamante ni jëlee na si ay gaañu-gaañu nag yóbbu nañ ko ca hôpital principal bu Dakar moom waasi nag ñu yóbbu ko ca commissariat central daal di koy teg lii di garde à vue ñu jaaree ci loolu wax ci doxub ñaxtu bu juróom-ñaari organisation bu société civile nara amal ngir ñaawlu condition yu bon yu détenu yi féetee ci kaso bi suñu sukkandikoo ci Seneweb Amnesty International COS M23 Y'en a marre nitu dëgg des valeurs gilets rouges forum du justiciable FRAPP France dégage ñoom nag jël nañu combat bi ngir ñaawlu bu baax jëfin bu bon bi ñuy teg détenu yi nekkee ci prison yi fees fii ci Sénégal bi lay doxub ñaxtu ñi ngi koy amal aljuma bi ñu dënmal ca place de la nation bët7.com di ñu xamal ni wuute na lool ak li ñu xamle woon kii fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk mbay mi di docteur Pape Abdoulaye Seck daal di nañu koy tabb ambassadeur extraordinaire ak plénipotentiaire bu république bu Sénégal foofee ca Italie ànd ak résidence foofee ca Rome niki tey ji ginnaaw ba conseil des ministres bi jeexee la ñu jël boobu leen dogal ci bitim réew RFI.fr xam le ni député britannique yi daal di nañ adopté loi bi sàkku ñu dàkk lii di Brexit bi ñu daaneel ak tàggat yaram préliminaire coupe du monde Qatar 2022 Burundi ak Tanzanie di ñaari équipe yu teewoon ca coupe d'Afrique bi ñu weesu daal di nañ tase tey jii ginnaaw match bu metti ñaari équipe yi daal di tàggalikoo ci ab match nul ku nekk dugal sa kangu marom benn bal suñu sukkandikoo ci wisport.com lii lañu leen indiloon ci xibaar yi ñeel internet gi di leen jaajëfal ci teewlu gi. jaajëf Abdoulaye Diop yoonu tolomu Damar Ndione. dal leen ak jàmm. taw bi li mu tàmbali waat nekk na loo xam ne andi na mbégte ci xolu baykat yi ba tax na sawar nañu ca bassin arachidier bi rawatina ca Diourbel am nañu yaakaar boole ci xeex bi ñu doon xeex li yàq tool yi ñu daal di ci am ndam ci département bu Mbacké Babacar Diouf. ni nawet bi tëddee fi mu nekk nii dalal na xel leen fi jotagum ci taw ci région bu Diourbel yépp tax na gàncax gi rafet lool ci diwaan bi. loolu nag ki nga xamante ne moo di Pierre Diouf xamle moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu mbéy ci région Ndiarème. bu ma yeboon ne gerte yi sax yu ngi tuur dugub bi ñenn ñi dañuy wax xaw ma montaison nag mënu mu koy waxee ci wolof waaye jege na maanaam wolli woon nañ ko ba mu ngi bëgg won ginaar yenn yi léegi mu jégg ceex woon na xaj ñu ci ëpp nag ñu ngi ci tallage parce que ñëpp jiwandoowuñu yenn barab sax ci diwaanu Mbàkke rek ñoom ñoo amoon ay attaque ci ay pàcc moom amoon na kooku surtout jalaan yi lu ko jëlee arrondissement Kayel bi surtout commune am yi daanaka commune yu ci bare Njuumaan ak Taïba Cekkeen wante Pierre Diouf di dalal xel ne lépp ñëwaat na ci normal gannaaw buñ ko xeexee. ñu ngi ko saafara parce que biñ ko déclaré DPV dem na fa indil nañu oto traité fekk na nag nit ñi góorgóorlu nañu parce que ñàkk a signalé sax ñu ngi doon jëndal seeni bopp garab di ko faj. tey béykat yi benn bëgg-bëgg rek lañ am mooy nawet bi continuer nii nga xam ne moom lay dawee ci jamono ji ñu nekk. ca Fatick nekk ci bassin arachidier bi ba léegi foofu tamit baykat yi yaakaar nañu am ay rendement yu am solo li ko waral mooy am nañu ndox mu doy ndax taw na fa dugub bi boo ko xoolee mu ngi màgg yeneen i meññeef yi tamit noonu la tëddee Aminata Goudiaby bi leer la yor nag moom Cheikh Diouf di bay ñax mu bon mi nga xam ni moom moo sax ci toolu dugub bu 2 hectares am bii ndaw baykat la bu dëkkee ci Ñaaxaar nee na fi mu ne pas-pas gu mat lañ nemmeeku ci moom xool bi neex loolu ba muy reetaan moom Cheikh Diouf nag di wax ni fi mu ne nii moom yaakaar daa judduwaat ci moom gannaaw ba taw bi tàmbalee waatee. tiitoon naa trop wax dëgg fa yàlla ndaxte lii la ñu yaakaar. waaw te bu taw bi ñëwatu woon dina am ay jafe-jafe yu métti mais comme taw bi ñëw na instant yi moom suñu xel dal na ñoo ngi am yaakaar bu baax a baax comme lii mooy suñu yaakaar ci suñu famille wax dëgg fa yàlla instant yi moom am nañ kontaante bu baax a baax. ci région bu Fatick nag nemmeeku bi mooy fi mu ne tool yëpp daanaka gàncax gaa ngi naat bu baax a baax suñ sukkandikoo ci directeur régional bu développement rural nee na nji mu njëkk mi sax daanaka mi ngi focc ci wàllu dugub ji Mamadou Badiane. fukki fan ba mu amee ak benn ci weeru ut wii ñu génn ba tey jii wax dëgg fa yàlla li fi jot a wàcce ci ndox tax na mu am dabe boo xam ne bu am solo moo xam dugub bi moo xam gerte gi moo xam mboq mi moo xam base bi moo xam sëb si moo xam ba ci pastèque bi wax dëgg fa yàlla xel dal na ci ña jiwoon bu njëkk ñëpp fi mu toll nii koo ci laaj ku ne dala naan ñu sant yàlla gerte gi fi mu toll nii mu ngi sori. techniciens yi yëngatu ci wàllu agriculture ak itam baykat yi nag ñoom ñu ni am nañ yaakaar ne ren jii récolte yi mën naa baax bu fekkee ni taw bi continuer na ni mu tàmbalee fan yi bu ñoree dinaa récolter 2 tonnes 400
kilo damay xool li ma mën a dundal sama njaboot après li des ma jaay ko. ay visites yoo xam ne nag léeg-léeg direction développement rural dañ koy def wane na ni fi mu ne nii daanaka suuf si tooy na xepp ci gox yu bëri ci biir région bu Fatick waaye nag mu mel ni ci département bu Foundiougne la ñu gën a nemmeeku taw yu bëri yi. jërëjëf Aminata Goudiaby Babacar Diouf ak Abdou Thiam mi jàpp ci xarale gi yéen ñi ñu déglu tamit ñu leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw. bonne santé Salimataw. dal leen ak jàmm tey nag ñu waxtaane hypermétropie muy jafe-jafe boo xamante ni ci wàllum bët la ndax doo gis bu baax wala sax yi la gën a jege doo ko gis yi la sori dong ngay gis moonte ne de mën nañ ko defaraat gis-gis boobule ci takkum lunette lentille wala sax lu si néew ak opération. hypermétropie boo koy seet moom mooy lu safano ak myopie yenn saa yi yëf yi dono lay doon xale yi nag bokk na ci ñoo xamante ni da leen di laal bu baax ndax seen bët bi dafay gàtt li ci ëpp ñu leen di faral di bindal ay lunettes yoo xamante ni war nañ ko takk te di ci forcer di xool bañ a seeti docteur itam musiba la ndax da koy gën a yokku ki nga xamante ni dafa am jeexi jaaxani hypermétropie moo dal wala déet dinay faral di am jafe-jafe yi maanaam di gis yi ko gën a jege wala buy xool muy metti wala muy faral di am ay mettitu bopp bu fekkee dafay liir wala muy liggéey ci machine rawatina nag mettit googu mu koy yëkk bu wàccee ba nekk këram. diagnostic bi nag ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum bët ñu leen di woowee ay ophtalmologiste ñoom ñoo koy def ndax lu ci ëpp dañ lay defal ay examen xool bët bi ngay xef ak di xippi ni bët bi di yëngoo noonu lépp ñu def ci ay photo yu ni mel ngir xool li nga xamante ni moo nekk ci bët bi kon nag di jël ay lunettes ci mbedd di sol itam wóorut demal ci ñi seen xam-xam màcc ñu xoolal la lan mooy metti say bët daal di lay bindal lunettes ya nga xamante ne moo méngoo ak moom ñi nga xamante ni nag dañuy faral di am hypermétropie lu ci ëpp buñ ko néewalee am na ci ñoo xamante ni mën na leen indi li ñuy duppee glaucome moo tax loolee waruñu ko sàggane benn yoon ndax bëtkat mooy lépp mu nekkoon bonne santé dig daje ëllëg bu soobee yàlla ngir beneen numéro. Ababacar Ndaw lay wuyoo ingénieur la doon tam secrétaire général bu EMVG di organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie waxtaan beeg Abdou Diouf junior jëm ci projet courant bu toll ci junni ak juróom-ñaari téeméeri kilomètre ñeel Sénégal Guinée Bissau ak Gambie bisimilah Abdou Diouf junior. Ababacar Ndaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu di profiter nuyu sa auditeurs yëpp. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñuy am mbégte ci di la dalal ci RFM Soir yaay suñu gan gi tey Ababacar Ndaw nekk secrétaire général bu OMVG moo di mbootaay bi nga xam ne moo ëmb réew yi nga xam ni ñoom ñoo seq dex boobu ñu naan ko Gambie muy fleuve Gambie ngeen am yéene togg ci li nga xam ne moom moo di courant génne ko mu jëriñ askan wi naka ngeen di def ba mën a génne courant boobu ci ndox mi yan infrastructure ngeen di tabax ba mu mën a nekk. waa xam nga li nga wax mooy dëgg Sénégal ak Gambie ak Guinée Bissau dañu booloo ci organisation bu nga tudd mooy OMVG organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie waaye nag li ñuy toppatoo weesu na fleuve Gambie maanaam li ñuy jox itam am na beneen dex gu ñuy wax Kayanga Jeba boo xam ne aussi nit ñoo koy toppatoo ak aussi Koliba Koribal boo xam ne ñeenti état yi ci moom la ñuy toppatoo mbir bi nag mooy suñu mission mooy ñu fexe ba disons potentiel yi ñu am foofu yëpp ñu génne ko ndax mu jëriñ réew yi. potentiel ci wàllu ndox gi. potentiel ci wàllu ndox xam nga nag ndox boo ko waxee ndox li mu ëmb dafa bari ndox xëy na li ñu ko gën a xamee mooy jël ko naan ko wala jël ko utiliser ko ci agriculture waaye nag ndox day permettre aussi togg énergie maanaam électricité ci loolu am na infrastructure yoo xam ne dañ koy def lu mel ne ay barrage xam naa sax nit ñi boo leen tuddee Manantali dina leen rappeler dara parce que ci noonu la ñuy toggee électricité bi bu ko defee ñu mën ko jëriñoo xam électricité nag moom dafa am njëriñ lool moom itam parce que bu électricité amee non seulement dëkk yi dina gën a leer mais loolu sax ci njëriñu électricité yi gën a néew la waaye day tax itam ñu mën a def développement maanaam tey bu ma bayee
exploiter am lu ma am ci loolu mën naa ko conserver. maanaam barrage bi day tax ngeen di am ay espace yoo xam ne yaa ngi koy aménager ngir mbay mi. voilà barrage bi ñu nar a def incha allah dinaa ñëw ci programme bi léegi dinañu permettre aussi ñu am lu ñu béyee mais même mbay mi nga xam ne sax mu ngi am ni xam nga léeg-léeg nga dégg ne ñu ne la par exemple mango ji bari na lool waaye bu saison mango passé rek day daal di naxasaay léegi nag bu courant amee day permettre ñu mën a conserver loolu et même transformer ko def ko yeneen yoo xam ne dañ ko mën a utiliser loolu la courant bi di jariñ pour revenir nag suñ programme fi mu toll ni ñaari pàcc la benn bi mooy def benn barrage boo xam ne Kédougou lay nekk ñu ko wax Sambangalu day am benn réservoir ndox bu takku 3 milliards mètres cubes incha allah te ci loolu nag dañuy produire d'électricité waaye itam nag ndox mi utiliser ko aussi pour agriculture suñu xayma dina am lu mat 90 000 hectares maanaam juróom-ñeent fukki junniy hectares yoo xam ne dinañ ko mën a génne foofu li ci ëpp Gambie lay nekk 50 000 hectares parce que day dem ba Gambie leneen li Sénégal lay nekk maanaam 40 000 hectares léegi courant bi génn foofu nag dañ koy jaarale ci ay lignes pour mu mën a jëriñ réew mi. lignes yi mu ngi toll ci 1700 kilomètres. loolu mooy deuxième partie bi xam nga wax naa la barrage bi beneen partie bi nag mooy ligne boobu nga xam ne mooy la li ñuy wax ligne interconnectée maanaam ligne boo xam ne day lëkkale suñu réseau yi nga xam ne dañ ko am ci Sénégal ak ci Gambie ak Guinée Bissau loolu nag mu ngi toll si 1700 kilomètres de ligne yoo xam ne ci moom lañ nekk nii ci programme bi di ko def ak itam ay poste parce que ko wax ligne aussi wax ay poste yoo xam ne mooy poste haute tension ñi miin mbiri Sénélec xam nañ loolu ci la ñuy permettre bu boobaa foofu ligne di jaar nag dem ci population yi ñu mën leen alimenter waaye li am solo mooy day permettre suñu réseau yi ñu am ñu lëkkaloo. infrastructure yooyu yëpp soo koy doon xayma li mu jar war na bëri. waaw xaalis bu takku nag la te loolu aussi dañ ci delloo njukkal suñu njiiti réew yi nga xam ni vraiment défendre nañ suñu projet bi ba xaalis boobu ñu nañ ko mobiliser parce que xaalis bi toll na ci 722 millions de dollars loolu xaw na takku juróom-ñetti bailleurs de fonds ñoo boole seen doole pour def ko te ci biir bailleurs de fonds yi niñ ci tudd ñoo xam ne vraiment bu neen tuddee rek ñu xam ne projet bu am importance la parce que Banque mondiale mu ngi ci projet bi BAD Banque africaine de développement mu ngi ci projet bi Banque islamique de développement mu ngi ci projet bi suñu état yi dugal nañ ci seen loxo ñoom itam parce que nag gars yi bi ñu indee loolu aussi état yi aussi dañ lamb seen poche am lu ñu teg loo xam ne mooy permettre di nga xam ne loolu lay wax environnement ak social ak indemnisation yi ñu mën ko def. ci environnement beeg social bi ci lay tàbbi benn yoon ndax lépp loo xam ne matuwaay la ci luy aar alam gi jëloon ngeen ko. waaw xam nga projet yu mel nii duñ ci dugg nii rek bala ñu ci dugg dañ koy càmbar jàngat ko defee études yu bëree bëri aspect bu ci nekk ñu xool ko ba xam lu ci nekk nan nañ ko war a tëralee. sóoraale ñi nga xam ne dañu am seen i tool ñi am seen i installation yoo xam ne da ngeen koy dindi ngir mën fa jaaral lignes yi. tout à fait parce que en réalité nag xam nga bu ñu waxee lépp projet yi ñu def yëpp pour askan wi la donc doo ñëw ak sa projet yàqal askan wi déedéet loolu du mën nekk parce que li ngay def pour ñoom la parce que aussi nag ci ñoom la war a dellu parce que aussi seen alal mooy togg projet yi boo seetee c'est vrai que dinañ laaj bailleur de fonds yi xaalis dinañ laaj nangam mais ci cëppaandaw la. loolu yëpp ci turu askan wi la sax de. askan wi la te askan wi la ñu war a liggéeyal moo tax nag bu ñuy def liggéey yu mel nii dañ koy seet ba xam ni buñ ko defee njariñ lañ lay nekk ci askan wi maanaam buñ ñëwee nag il faut ñu def projet am na fu mu war a jaar fi muy jaar ñu càmbar ko seet ñan ñoo fa nekk lan lañ leen di yàqal même bu dee temporaire parce que en ces projets yi aussi am na yoo xam ne temporairement la dañ lay wax ne xaaral le temps ñu defar mais après bu ñu defaree nga ñëwaat continuer li nga naan def am na yoo xam ne aussi nag c'est plus yooyu day xaw a permanent maanaam bu mel ne poste bu ñu ko defee waaye yooyu yëpp nag dañ koy càmbar seet kook ñoom seet ba xam lan la xayma ko et puis delloo leen nag damp leen waaw dampaay boo xam ne dañ ci d'accord ak ñoom du naan nañ ñëw leen rek lii la déedéet dañuy waxtaan ak ñoom ba ñu xam ne effectivement lii kat mooy ndàmpaay te loolu aussi bailleur de fonds yi dañ ci taxaw di ko surveiller bu ko defee ñu damp leen nag bu ñu leen dampee ba noppi ci le projet bi mën a génn am na benn aspect sax boo xam ne ñun dañ ci bàyyi xel xam nga toujours bu ñu waxee ndàmpaay ñu ngi koy xalaat ci aspect économique waaye nag am na yeneen yoo xam ne dafa am importance ci askan xam nga tey bu may def ligne mën na ci tracé technique bi ñu jaar foo xam ne xëy na éviter ko moo gën parce que par exemple bu fekkee ligne war na jaar ci biiri cimetière wala mu jaar ci ay bërëb yoo xam ne daal yu am importance la ci point de vue culturel ci population bu boobaa dañuy waxtaan ak population bi waxtaan nañ aussi suñu ingénieur conseil maanaam ñi ñuy xelal wàllu technique ne leen bërëb bi daal seetal leen ñu ko éviter bañ fa jaar waaw moo gën parce que aussi loolu yëpp ci ormal askan wi ci la bokk.
Ababacar Ndaw mooy secrétaire général bu OMVG moom moo nekk ak ñun tey ji ci guddi ingénieur nga ci wàllu génie rural spécialisé en planification et gestion des ressources en eau boo xam ne tey ji li ngeen bëgg mooy génne ci courant boobu ndax dina amal njëriñ askan wi maanaam askan wi mbaa yëf yi du nekk fii li romb leen rek wéy. déedéet justement xam nga li ma la wax tout léegi mooy li ñuy liggéey pour askan wi la c'est vrai que projet bu ñu ko déggee projet transport la maanaam dañuy togg énergie bi def ko ci ay fils haute tension yóbbu ko fi ñu ko war a jëriñoo waaye nag nee nañ nañu bàyyi xel fi ñuy traversé parce que dañuy romb ay dëkk ci dëkkuwaay yooyu nag dañ fa def li ñuy wax électrification rurale maanaam seet ni ñu wàccee lignes yi def ko ci ay tension yoo xam ne tension yi normale la te loolu yëpp ñu ngi ci déggoo nag ak entité yi nga xam ne ñoom liggéeyee ci biir pays bi bu dee Sénégal lu mel ne Sénélec wala Azer bu dee yeneen pays comme Gambie NAWEC bu dee Guinée Bissau AGB bu dee fële Guinée EDG. à terme normalement plus de 900 000 Sénégalais dinañ leen laal. absolument parce que li ñu bëgg mooy fépp fu ligne bi jaar bu boobaa ñu wàcce ay ligne mu dem ci village yi bu ko defee ne ñu mën ko jëriñoo bi mooy li ma wax léegi du rek éclairage parce que am na importance nag éclairage waaye nag jox nit ñi courant pour ñu mën a liggéey def conservation def transformation artisan yi aussi mën a def seen liggéey ni mu gënee parce que ñun xalaat nañ ne loolu mooy développement ci loolu dina am impact bu am solo ci loolu nag waxtaan nañu ak Banque mondiale ba def nañ benn étude boo xam ne déjà pour aller vite poste yi nga xam ne moom la ñuy créer comme Sénégal dañu am poste Koungheul fële ki Kédougou am poste Tamba Kaolack ak Tanaf yooyu yëpp à partir poste yooyu dañuy rayonner ci lu mat 100 kilomètres pour alimenter village yu nekk foofu loolu mooy programme bi taxaw boo xam ne càmbar nañ ko ba noppi Banque mondiale day indi xaalis yi pour ñu def loolu beneen bi ci topp mooy ak BAD am nañ beneen initiative boo xam ne étude bu gën a poussé la ñuy def étude bi fi mu nekk nii sélectionné nañ bureau d'étude bi mois de juin 2020 lay déposer rapport am bu ko defee nag si base boobu fépp fu ligne bi romb 1700 kilomètres yi ci pays yëpp boo defee ñu rectifier village yooyu programme bu mag lay doon d'ailleurs bailleur de fonds yu bari nee nañ intéressé na leen ku mel ni BID wax na ko ku mel ni fonds cohésien ku mel ne BI ak BAD ci boppam dinañ ci def xaalis bu ko defee bu loolu eggee jàmm incha allah dina permettre zone bi gën a am moyen pour développer wu incha allah. Ababacar Ndaw secrétaire général bu MVG mooy fàttali ne projet bi daanaka laal na région ci mel ni Kaolack Kaffrine Tamba Kédougou Kolda ak Sédhiou projet bi 2017 lañ ko lancé ba léegi. ndax yéexul. non yéexul nag parce que comme que méga projet la ak li ci war a dem yeeg ak li ñu war a càmbar yëpp parce que aussi xam nga projet mën nga ñëw rek soobu rek daal di commencé waaye boo dee bi ci biir moo am loo xam ne dag naan lii kat waroon naa ko seet waruma ko seet ñoo dañ préféré xool li ñu war a seet yëpp ba noppi démarrer projet bi ci loolu lañ toll fi mu nekk nii et projet bi mu ngi jaar yoon ci pays yëpp ñu ngi ciy sant yàlla nag parce que yàlla moo ñu jàppale ci loolu. kañ ngeen yaakaar ne mën ngeen ko noppi. waaw noppi bi ci total nga xam ne vraiment noppi nañ ko ci réew yëpp ñu ngi koy yaakaar fin 2020 ci loolu mooy planification bi waaye nag am na ay tronçons yoo xam ne dina ñëw avant waaye nag ñun comme que dañu sant ne nañ ko def ci biir réew yëpp date finale bi ñu jàpp mooy fin de l'année 2020 incha allah. Ababacar Ndaw jërëjëf. waaw kay jërëjëf man maa leen di sant. mu ngoog jërëjëf li ñu war a waxtaane xëy na bëri na romb na fuuf loo xam ne moom la ñu am ci waxtu di la sant di la gërëm Ababacar Ndaw secrétaire général bu OMVG ñu ngi lay sant di la gërëm ingénieur du génie rural nga spécialisé en planification et gestion des ressources en eau avec plus de 30 ans d'expérience yaa nekkoon suñu gan ci RFM Soir jërëjëf.